اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam ki waral bés bi muy honorable Maimouna Ceesay nuyu majority leader honorable Bilaji Tunkara comme ni mu ko waxee lamb moom miin nañ fii this is not the first time not the second time ñu ngi ànd ak Gumba Gueye promotion ku ko xam ko ak nguuru président Adama Barrow waaye ku ko xam ko ak taxawaayam ci dimbale ndaw yi moo waajal lamba on the 14 muy dimanche bi ñu dëgmal flag bi nag mu tuddee ko delloo njukkal président Adama Barrow diggante Saa Kajoor ak Mboraan combat spécial bi di diggante Ndigal Fall ak Caat ñu tuddee ko honorable Maimouna Ceesay loolu mooy suñ tànk fii ñu ngi jégalu nag ci time bi xam nañ ne yéen a ngi ci yitte xat na lool waaye gëm nañ ne lii tamit ci seen yitte la bokk ndax ndaw ñi ak lépp luy développement ni réew mi tàggat yaram daf ci bokk kon buñ ñëwee fii ci bés bi nga xam ne His Excellency président Adama Barrow lañ ciy delloo njukkal ci njiital Gumba Gueye promotion lañ ciy kontaan ndax Gumba bu ñëwee fii ku nekk xam na ne war na ci am sac li ko waral mooy bi muy delloo njukkal di current speaker honorable Fabakary Tombong Jatta boobu tey nit ñi xalaatuñ woon lii ba tey mu delloo ko njukkal ñaari yoon depuis 2017 2018 ba tey kon buñ ñëwee fii li ñu fi indi xam nañ ko làmb nag buñ ko waxee mun naa ne ñi fi nekk yëpp xam nañ ko man sababu ma xam honorable Maimouna Ceesay ci làmb la démb la du tey dañ ko tuddee woon làmba January 9th 2019 meeme ñi fanaan ci làmb ji ba bot set xam naa ne fàttee na ko sax keroog lañ xamante maag moom ba bés yàlla tey bi dara ñaaw ci ba tey yàlla def ko mu am ndombo tànka bokk ci National Assembly members yi nga xam ne réew mi xam nañ taxawaayam moo tax bu ñu amutoon bés bu mel nii pour delloo ko njukkal ñun duñ kontaan ndax keroog maa ngi fàttaliku làmba jooja li fa daje woon ci ay nit ak keroog taxawaay bi mu ci taxawee ak ni mu fa fanaanee ba bot set moo wane ne ku am yitte ci ndaw ñi la kon gëm nañ ne tey jii buñ ko delloo njukkal lum deserve la duñ continuer ci waxtaan bi mocc dinañ bàyyi rek suñ collègues yi am na ñu fi nekk kàbb bu amee kàddu mu sànni ko bu dul loolu ñu jox leen rek ngeen wax ñi ban yëg-yëg honorable Sankum Damfa mii last Tabaski tuddee naa ko flag Farafeñe mu bàyyi yitteem yëpp ñëw bokk ak ñun làmba ji ñu fanaan fa ba bot set ala guy gu daar gi moo ko tëggoon kon fii bu ñu fi ñëwee kontaante la ñuy am Gumba event am bi mujj honorable Bilaji Tunkara bokk na si ñu tuddee woon flag honorable Jammeh nag maa ngi koy wax léegi ñun ñoo bokk a siyaaraar moom waa Makati la man waa Bansang la kon moom tam bu ñu ko fi fekkee dañ ci am kontante mu mel ni suñ kër lañ ñëw fii saa yu ñu fi yegsee dañuy am kontante bu baax a baax wane rek ne ñu ngi seen ginnaaw xam nañ ne ñun ngeen fi taxawal làmba tam buñ ko waxee Ndigal Fall mu ngi nii toog dimanche la war a bëri waaye dafa bàyyi lépp ne soxna siñ tuddee flag bi jaral na ko pour mu ñëw delloo ko njukkal Caat tam mu ngi jógee ci yoon du jógee Tànje xam nañ ne yoon bi la ak time te xam nga ñun moom waa làmb respect duñ time ba te nag lañ war a fekk fii waaye ñu ngi siy jégalu bu baax a baax kaddu yaa ngi noonu kàbb aca waaw jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah ngeen di nuyu bu baax di leen ziar amaan mbégte ak kontaan ci dalal bi ngeen ñu dalal fii ci pencum ndawal réew mi kaddu yi nag mën naa bañ a gudd ndax aada ak cosaan la làmb moo ñu fi dajale mu doon bés boo xam ne promoteur baa ngi noonu doon borom gëm sa bopp promotion doon koo xam ne takkusaani làmb yëpp ci réew mi moo ko tëgg waaye bii bés nag dafa bokk ci bés yi ko gën a ñor flag yi nag doon ku nekk lañ koy tuddee ndax làmb ji ku ne xam na ne amul sponsor ndomb wan sponsor mooy suñu amateur yi mooy ticket yi nii jaay ci bunt bi ak flag si flag bu mag bi nag gis nga ko borom dëkk bi lañ ko tuddee mooy njiitu réew mi beneen combat bi moo ci topp ñu tuddee ko soxna si kon nga war a xam ne doonut bés bu ndaw on di fottin mu yàgg koo wàcc ci lu mat ñeenti weer ba ñetti weer jël teranga bi jox ko soxna si nag pour walla ne bés bi diis na diisul ndax dafa mel ni da nga am xew rek tey jii màndargam mooy képp koo xam ne tuddee na la bés mbaa mu tuddee la doom bëggul ñu fàtte la ndax lii taarix dina ko bind ndax tàkkusaanu làmb la boo xam ne si season bi bokk na ci tàkkusaanu làmb yi gën a rëy kon bu jëlee spécial combat bi jagleel la ko bés la boo xam ne si bés bu ko ñor la bés bu ko amal solo la
di la ñaanal yàgg sa ay mbokk ak sa ay xarit bés bi jig la nga dem bañ lay tuddee combat King Sit yàlla mën na ko yàlla def képp koo xam ne mu ngi seetaan rek na xam ne soxna si bés la am comme ku am xew comme ku am ngénte comme ku am ceet loolu la ko borom gëm sa bopp jagleel di wax ne nag njiitu réew mi moo ñu may fit ba tax tey lii ñu koy def ndax ñaari làmb 18 février bi jàll ak bële yëpp dafa jël làmb ji yëpp jëndoon ko firi képp koo xam ne yaa ngi woon ci réew mi nga ñëw fii Banjul seetaan ko ci kanamam moom it mu ñëw toog ak ay soxnaam kon tey bokk na ci ñi nga xam ne si moo dooleel promoteur ba ñu ñeme di jël ay hundreds of thousands di ko jox xale ndax ñaari mbër yi war a bëri sa combat bi kenn ku ci nekk keroog bi mu nangatoo ak promoteur bi lam nangatoo ak moom jox na ko xaaf bi la ca des alxames bii la koy dugal ci kontam buñ ko daanee da koy fay bu daanee day fayeeku loolu far force la bala moo bëre suuf lañ koy defal suuf bi dañ koy xool suuf bu nooy nepp lay doon te dañuy taal ay lamp bala moo bëre dañu koy indil docteur indil ko sécurité te loolu lépp promoteur bi da koy fay bu nit ñi ñëw ci làmb ji sax làmb ji day am bu kenn jëndul ticket day fay mbëri loolu ala kulli haalin la kon yàlla na ko yàlla kàttanal leen yéen ñi fii bërëb bi miin nañ ko ñëw nañ fi ñëwati fi ndax wax dëgg yàlla ñu ngi sant bu baax ndax kilifa yi léegi koo ci jox teraanga flag da koy jël ànd ci ak promoteur ànd ak ay mbokkam lépp lu mu am mu néew mu bëri mu teg ko ci loxo promoteur bi loolu nag yokkute la di leen ñaanal yaakaar bi waa réew mi wala ndawi réew mi am ci yéen ba dénk leen bànqaas yi yàlla na yàlla oyofal yéen bi li ngeen bëgg ci réew mi yéen ko xam yàlla na leen ko yàlla defal barki Seydina Mohamed yàlla na réew mi am jàmm ndax jàmm ci la lii xaj ba dimanche ñun ñëpp ñu ànd tase Serekunda ñu ànd dundal aada ak cosaan gunge soxna si mu ñëw teew ak mbokk ya xarit yi ci combat bi nga xam ne si bokk na ci combat bi gën a neex ci bés bi ndax ñaari mbër yi wax dëgg yàlla kenn ki Banjul fii la nekk ci capital bi kenn ki jógee ba Tànje moo waral gisuloo ko fi waaye ñoom ñaar ay mbër yu mag lañ kenn ku ci nekk ci réew mi goxo lay topp di leen ñaanal bu baax a baax yàlla kàttanal ñoom tamit bañ mën a ñëw bëri sa combat bi jël bu rafet am ci nga mën a joxe sa flag jërëjëf. waaye maa ngi doore nuyu bi si promoteur bi koo xam ne moo teg làmba bi gannaaw loolu tamit mbër yi tamit maa ngi leen a nuyu ak suñ honorable bi mooy honorable Maimouna Ceesay ak suma collègue yu fi teewu ñëpp maa ngi leen a nuyu di leen sant man lu ma bëgg a wax rek warut a gudda because làmba loo xam ne la si suñ cosaan ak aada la bokka te yaakaar naa ne ñun yëpp war nañ cee mun a jàppa ngir lan mooy dafa bokk si loo xam ne mun na indi yokkute si dëkk bi ak pour préparer ndaw yi tamit pour gis ne ñu jàppa loo xam ne daal suñ cosaan du ñu réer gannaaw loolu tamit kuñ tuddee flag bi tamit ku nekk honorable Maimouna Ceesay nit la koo xam ne macha allah nit ku baax la te gannaaw loolu tamit soo xoolee taxawaayam si National Assembly bi si benn committee ci yum bokkam mooy committee boo xam ne moo responsible for youth and sports te làmba si beneen boor bi aside from the culture sporting activity la so moom su toogee si committee boobu ñu war ko tuddee flag ci man lenn la loo xam ne ñu ñëpp a ko war a support lenn la loo xam ne ñu ñëpp a war a tëraa ñu teewu ci lenn la loo xam ne tamit war nañoo gis event bi dem ci kanam so ci si kaddu yu ndaw yooyu noonu rek bugga naa ne rek pour wax ne daal jërëjëf thank you yéen tamit yéen si seen bureau bi di try di promote ñoo xamante ne ñoom tamit li mooy seen cofeel mooy seen liggéey mooy bore am si dara mun a promote Gambia mun a promote youth yi tamit dafa doon loo xamante ne liggéey boo xamante ne is very important comme ki ngeen def seen kii bi ki ngeen jox la drapeau bi moo honorable Maimouna Ceesay moom Iron Lady la dafa nekk moo nit koo xamante ne moom lu mu maate rek foog mu dog ko te xam naa ne yéen bi ngeen ko jàppee kii nii reeru leen bu soobee yàlla comme suma broda bu fi doon wax lu mu waxoon fii lambu dafa nekk loo xamante ne tey xaalis la dafa laaj ci xaalis bu bare ñun buñ seetee buñ xoolee bu Sénégal nuñ ko dee defee bu ñu waree def loolu fii nii day doon loo xamante ne dafay doy waar parce que boo amutee ku lay support ku lay jàppale dafay nekk loo xamante ne dafay jafe si yow mais bi ngeen ñëwee fii promoteur bi xam naa def na lu mu war a def moom tam fu mu kiyee nit yi dina ñëw di ko jàppale incha allah bu soobee yàlla comme ki ngeen wax président Barrow Maimouna Ceesay ak ñëpp ñoo xamante ne they contribute in one way or the other to support the promoter pour ñu gis ne mu am bu soobee yàlla loolu dina continuer ñu ñëpp kontaan nañ si
suñ ay collègues lañ ñun tam luñ si mun rek mooy support leen jàppale leen di leen def suñu wàlla bu soobee yàlla pour ñu gis ne lamb bi mu gën a succeed da ngay gis ne lii bu succeedee mooy tax beneen buñ mën a defaraati boo xamante ne dafay gën a am doole mais bi price bi mu gën a ëppali sax waaye loolu yëpp des na si bii ni bu soobee yàlla incha allah so ñun kay rek pour jaajëf leen yaakaar bi ngeen am teg ko si loxo Honorable Maimouna Ceesay yaakaar la boo xamante ne dafa jafe trop dafa diis mais yàlla am na sañ-sañ bi am na doole bi pour oyofal ko te xam naa ne dina oyof bu soobee yàlla parce que dafa doon nit koo xamante ne am na connexion te moom si boppam ni ñu ko lay waxee soo see kulukumbala am na doole so xam naa loolu kay di ci am problème lii la rek pour jaajëf leen woo leen ne kontaan nañ si I remember last year ñoo ngeen fii si Honorable Bilaji Tunkara I hope so next time di ngeen ñëwaati fii pour another honorable parce que ñi ñoo bokk si liggéey bi ngeen ay promote ñoo ko war a promote ñoo ko war a support tamit so dinañ si yokka suñu loxo pour gis ne li gën a continuer incha allah yooyu la rek kàddu yu ndaw yu ma amoon pour wax jërëjëf. Previous speakers men keta Honorable Jameti ba kontanno ba kala kuma kendo kan anin Honorable Conte men bota diamola jansain kulumbulala be mu ngane kilinati men na kontondro dila promoter sol fanana menu nata jang yenyi jiki basoto kambare musu kendo men keta ajaratu Maimouna Ceesay pour kanyin drabo nyin ka samanan ka tolala benna kontano nyitan lalla bake wo silola adun safale ko alnatal na dulale kato aja Maimouna Ceesay molite me alon ko banko kan amanke mondenti alala du yow ke momo ke oto kamala ningal tol nata jam pour ka jiko sotala karola pour kanyin drabo ka tolala o mu kulete me alon ko kontano warta bake oto mbal tenturola bake mbal jaylala yo komen diamula ko tan liya fo nyamen nyoboro mo adoleti ado me alon ko ada bambandi nem na banko kan anin na Africa jang ane amanke Africa jandam mati dunia be kono lem so ning funding kewol be loring pour ko ado hansay ka bambandi wo mu kulete me alon ko kumata bakele sontol be man fula don wala mu kal numbara ka fale ko albe menna dron ali bambangala albe kule ka me alon ko ado lem pour ka aje ko na adol kana fa so wotum bal jeyla bake mbale tentula so ale jiko men soto ale aja Maimouna walinjang nin ala sonta wo jiko nyin ala ba ma fala ko men diam la le fo nyame mole me alon ko ala ya sole banko nyin kan lonta jele pati nyin to NPP pati to mole me alon ko amanke California to je manin kol ka me California aman kewti je mu me kele to to nin ala sonta programme nyin ale men ngani aje nin ala sonta albew jele kadun dol fanam bakat la nga fasaro di aja Mayla ko laftala nyame otun safaye ko ala baraka bake kontanta bake pour ka receive jani somandala kol be deteri nyaawo nyang baren sitale altul fangalon ko kol be deteri mul nyame baren sitale kal batun ka make sure kala ko ka hono so ala baraka bake thank you badimo mol min bebe jang mbal be kontona alto nal kontola nte tomo Honorable Lamin J. Sanilati, National Assembly member for Brikama South. Nina second term as a member of parliament. I was here in April 2017 and I went for re-election and I came back. Mbal tentula mbal jaila mbal kontona bake. Follow me jero fo dila tolla. Po ale jiko min soto nani musola Maimouna. Honorable Maimouna kaje ka flako tolala kumata bakele ayen miro jam fande bake bare jannum bina atla ko to bella banol do lafsa nga ku sabale sute nyum kono force nga minje the first point dominate who we are, our identical position as African, as Gambian.
yalla be fa ko nyoboro mu fenete mi yalla kumata bakel do min be young we came from society we have norms, we have value, we have culture that are deeply rooted. And one of the most fundamental sport ngamin sotoje nyoboro, but gradually it is dying. But you have this initiative and idea to bring it up. Umu kulte mi yalla mbal tentula la mbal jayla la bake. Ku fanya fana mbeni jubela because ñu fenn de mi yalla ko nyanta wo suute la bake. Adamadu Bemanke Karanade, Tibawal, not every individual is academically sharp in class. Notwithstanding, you have a skill to survive. That skill can be any of the sporting disciplines. It's not only football. Football is a foreign one, but we have put a lot of energy on football, and that is why we are growing up. Even at international Olympic stage, they can participate. But that also depends on how we are ready to take this thing. Cooking in the other is very important. Anything we are doing, we approach with special discipline and determination. It's very key. Myself, I was also a football and a youth enthusiast. Though but to bring it on board is very important. Another ministry for us should create a special budget line. How do we know how this thing are transformed? You are seated before the parliamentarian. We can do that advocacy. Now you will have to transform this thing. About mere entertainment, I become an industry of its own that can attract a lot of revenue than even some of the permanent secretaries. So it's possible. So the other one for now, when you shoot a clinic, let's emphasize la bakele. And I want us to understand in this dimension. Go. Na number for na from Bekela, if you look at it, the circumstances surrounding, I beg again other quality that portray a lot about Gambia. You sell the image of this country. So it's very, very important so that we can concentrate in that dimension. Sometimes from before the actual activity, the background display has a lot of interpretations. So lafta purungol fana be maintain ngakeno. Bulkawa South hails up to the 3 borders. On annual basis, Marrakesh, Dar es Salaam, Kabakele, we have this wrestling competition, a lot of cultural activities from both Casamas and up to the Gambia. So, selling our image, we have to fall back on this to show our identity and who we are is important. So, walong ale confident and trust me soto nyeng ajaratol. What about the Lord? She acts like a man, but no akela muntolde. Nakabetabilo, we have to stop her. But it's important pulfana kajoko asamu role pinelo among it's not a mistake, and I believe ko Alen Kile is deliberate, but also Yafana Jubefana Nanata, what is he going to do? And the team here that will tell you that we will continue to do the advocacy and we will continue to do the promotion in every aspect. So ngal tem to ngal jay bake, no time to ye, we are already at the chambers session of the start kan. But ngal tem to bake ngal jay for the time elementa kanana jamfana kasi kaning identify minga the honorable Mayorati. Kaning flag ko tolala ala barka bake. Thank you. I want to sincerely thank you so much for yet again, championing this initiative. Gumbuge Promotion is a household name in the Gambia when it comes in terms of wrestling competition in the Gambia. Like I said, I took a personal pledge, when you invited me at the Serekunda Mini Stadium, that I will ensure what has never been done in the Gambia. That is for us to recognize wrestling as part of sport. The Ministry of Sports should really look at their vision and mission as a ministry and include wrestling as a sport activity. Recognize it and also create the enabling environment for you to strive. The long-term plan is that Pruka to make sure that we have a place for you, a stadium that is purposely for wrestling. And I think this will really go a long way in even curbing or try to address this illegal migration. Because once the youth have trust and confidence in the system, that government has really created the enabling environment for them to compete
wrestling should not be seen just as mere going to the Lambu, Bore, and go back. No, it has to transform the life and livelihood of people. If you want people to also cherish it, they must see those wrestlers. Their life has changed, and nothing would really do that other than making it attractive, making it lucrative, in the sense that we must make sure that at least as parliament and parliamentarian, we represent all these wrestlers, all of you. Your interest must be at the center of our discussion. Your interest should be in our hearts and minds. Every day we speak in this hollow chamber. It's an opportunity, a very rare privilege for one to serve your country, your nation. So basically, if you are at that position, it's a position of trust, it's a position of privilege. You're not better than everyone. You are choosing out of staggering 3 million population to represent the population. So therefore, I think it's important we also amplify to be a vuvuzela for you in the parliament to advocate, to lobby government to make sure they incorporate, come next 2027 budget, we want to see in the Ministry of Youth and Sport to have a budget line purposely for development of wrestling competition in the Gambia. At least no matter how it is the onus now lies on you guys how to organize yourselves. I know if there is now funding now in place, everybody will claim that you know wrestling differently. So it's about forming a federation, leaving no one behind from here up to URR. Now you're gonna mobilize and BOPA, then make sure at least it go to you need to have a president who is now accountable now. So you have accountable government because audit. So we'll work modalities and advise the government and the minister. Luckily, I have a paper with me here. From here, I'm going to see him. This is a request from my village studio sport committee. They want to assist in terms of football field fencing. So I will take this as part of my discussion with him that I took a personal pledge, before the Gumboge promotion wrestling competition, that you must ensure to incorporate wrestling as part of sport and also try to make sure you have funding for the wrestling competition. I want to also salute your trust and confidence, that you repose on our sister. Honorable Mamuna Sise is the nominated member. I even took a screenshot when I was in my bureau in Sudwal, my hometown, during the Salah. I saw her picture on the screen. I said, wow, this wrestling has gone a high level now. They are now getting advertisement on JRTS. Now I knew who is behind it now. It is our brother, Mam Gibi, who is now an employee of JRTS now, and then got this advertisement, for the Lambu. So I'm Mangla Girem Dilen Santan, Dilen dalal fi parliament bi en tant que in my office here as officer majority leader. Bi du sen force yon, du sen ñaari yon, and xam naa ne you have a lot of big session. And inshallah, we'll take a personal commitment that come on the 14th, on the 14th, we'll all be there to rally behind her, to be in solidarity with her, to support her. I'm really a fan of wrestling. I've attended many of wrestling, and I was never a flag as well. So basically, it's an honor and a privilege. And it's up to a tax. You have no mistake of choosing her as a flag sponsor to this Mr. Ndigal Fall and of course and Chat. And I know that day, inshallah, everybody will enjoy the view. So thank you very much. Time is really pressing. I would have said a lot, but time is really pressing. Thank you very much. Alhamdulillah rabbil alamin. Ñi sant Yàlla bu baax julli ci yonent Mustafa. Ñi ngi nuyu ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. Di nuyu jiitu réew mi. Yàlla na ko Yàlla defal jàmm te defal ñu ko. Fii moom miin nañ fi bu baax a baax. Waaye nag Wolof Njaay dafa wax ne ku bu lekkee alam na ko gërëmee cooy. Fii biñ fee ñëw dañ koy gërëmee président bi. Ndax tey borom kat bu ñàngee mel na war a mel doo jot si jabootam. Kon ñu ngi ñaanal honorable Fat Cissé Maimouna Cissé yàlla na xen ba woyof yaa xam li nga bëgg ci réew mi yàlla na la ko yàlla defal. Fii ñëw nañ fi présenté fi drapeau waaye yaakaar naa bi ñu ñëwee kanam gi mu ñu woon tey moom lañ fekkaat fii. ñu nuyu jënali si ñu àndat yëpp rawatina maam Jibi Jaates ak ñi àndat ñëpp ñu ngi leen di gërëm di jégalu nag ci leet bi nga xam ne leen nañ waaw ndax tey moom wax dëgg yàlla kontaan nañ di jaajëfal ñëpp di sant ñëpp
waaw non yow moom nañ bàyyi noonu rek waaw léegi ku mat du def lu mat di wax ne bëgg-bëgg ndaw ñi la comme ni nga ko waxee force to force li ñu njëkk bëgg mooy arène nañu si ministre bi jàppale nañu fi président bi jàppale man tey boo ma joxoon ay millions damay am problème ndax amoo fu ma tëggee làmb waaye tey gëm naa ne arène bu amoon bis bii di ñëw combat bu mag dinaa ko présenté si bis bi bëgg-bëgg ndaw ñi la waaye ñin liñ bëgg mooy axlu làmb mooy baag bi wàññeeku yenn bande yi wàññeeku waaye amul benn ñaaw bu nekk ci dëkk bi nga gis fi mbër wala nga gis ñu ne kii nitu làmb la amut ñun balaañ laa jox hommage sax gis nga làmb balaañ laa jox balaa ngay bëree da ngay nekk ci écurie te balaa nga nekk ci écurie da ngay am ay rikaat kon ku ñàkk fayda di nga ko jox seen xaalis waaye benn problème lañ am mooy amuñu arène bi ñu demee ci football fii fi ñu dem ñi ñëwee siis kon ñu ngi leen di jooytu fii lañ ko war a jooytoo ñu ngi leen koy jooytu ñi dimbale ni ci arène biñ ko amee rek lambi Gambie bi mooy doon ticket tendale si ñi ngi traay ba tey combat bi di ñëw ñu ngi jaay ticket bi gën a ndaw 300 VIP ñu ngi ko jaay $600 te gëm nañ ne lambi Gambie boo gisee tey mbëri demuñ bay fayee ko ay 1 million 2 million si ñàkk arène la bëgg-bëgg ndaw ñi la kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne comme time amul ñu gàttal kàddu yi di wax ba dimanche ak jàmm incha allah. All right. Thank you so much, Mam Jibi and the group. And first of all, I would like to express my profound gratitude to Gumbo Promotion for giving me this opportunity and the honor by single outing me out of thousands of women in this country. That shows a lot, and that's built confidence and it built my strength also. I met this gentleman, which is Mam Jibi, about 4, 5, 6 years ago, on the same occasion like a Lamba, when that particular night he was one of the MC at that particular night. And it was a very colorful program, and I really, since then I adore the man, and I can see something in him. He has a courage, he has a determination, and he want to lead for a better in this country. And being a member of parliament also, and also serving as a youth and sports and cultural committee in National Assembly, that also gave me another leverage whereby I can put something for this group. By knowing your agenda, by knowing your commitment towards your country, it will lead me and it will guide me, it will protect me also to fight whatever journey we can be with. I am really out of word, and I would like to thank my colleagues who were present here with me. And it's just at the present time, the time was 10 o'clock, and unfortunately we couldn't make it at the time. So the room was full here waiting, but unfortunately they couldn't make it because right now we are on the session. But each and every one of hearts and minds are here with me, and I know they will be part of it on Sunday. And I want to guarantee you, this Gambia belongs to you, the youths. I don't believe in saying that the youths are the future of this country. You are the presence. You are the presence, and you will be the futures of our country. So by advocating for something you want and something you dearly love, definitely what you need is to galvanize yourself, prepare yourself. Don't allow them to lead you. Lead and they follow. You have the right and you have the opportunity. By mingling yourself with the people who can do the job for you, single out in the president himself to be the king of that particular night is something adorable, because he is somebody who want to be listening. He's a good listener and he's a good learner, and he learned fastly also. He knows the dynamic of youth and the right responsibility in this country. So by leading him to this show, I definitely believe you won't regret it. Being a sister to him also, we will do whatever, and we will push. We'll push hardly, and we will make sure that you get what you want. As your promoter just mentioned, that you need an arena. It could be on pipeline. After this program, we can sit and strategize. You have to have a compulsory policy to operate on this country. If you want to be better, you have to. We cannot be just only on entertainment. Wrestling is more than that. It's our culture, and we have to nourish it in this society. When I was young, I liked wrestling, not only the wrestling itself, but the dancing, the way they dance in wrestling. That's the enjoyment part I do enjoy. And I still now, I love that. In
2020 council election in Kerjarga. I was a team leader in Kerjarga. There was a lumber in, I think, Ker Omar Sen. That day, I get into the floor, and I took the podium. By doing so, I end up dancing the same way they were dancing. It was a very colorful program. So it's something I dearly love in my heart. And I will definitely want to adore you. I am honored, and I am very grateful for this occasion. And I will be very willing with my family, friends, and colleagues to join you and embrace the day and to make it colorful and a very unique one, which will be memorable in our lifetime. I thank you all. Appreciate it. Thank you, Ma'am Jiba. I have no word. If there's anything other than thank you, I will just add it. But that's the most suitable word for me as now. And all your colleagues here present and all the journalists, we want you people to be very focused and determined to see that what you want. You leave a legacy whereby tomorrow when you are not here, you will always be remembered of what you delivered in your country. Thank you so much. Appreciate it. Moy Ndenu Fall, right? Ak chat maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant. I am so sorry xam nga politicien na bu jëlee kaddu bi rek de léegi-léegi mu saaraan na but maa ngi really maa ngi apologize for yéen naa waroon a commencé waaye maa ngi kontaan maa ngi bég bés bi daal yaakaar naa ne dinaa ko embrace dama am yeneen fonction na li ma war a def jaara sooma but this makes me to cancel that trip boobu tam da beneen programme la kii naka Paramount Keep si lañ ko tolo waaye jël naa aso bi def lu nekk na waaye dafa tombee ne bii tam ne mënuma ko gàntuloo yéenaa ko sababloo pour ñëw nag pour bégal leen at least pour support leen si yëngu-yëngu bi ngeen a def si réew mi si li ngeen bëgg a def nag li ngeen mën a def tamit li ngeen mën a wone tamit seen culture bi loo leen mën a def loo leen mën a continuer di ko defaat so maa ngi leen di gërëm di leen sant maa ngi apologize for the last time again ni ma leen di mujjee nuyoo si daal all right thank you so much ngeen baalal ma def soose bi ba naka soose la gën a dégg olof baaxut so yes always ñoom nguur yi dañ di am li nga xam ne issue affaire tickets yi pour seen fans ñu support leen so ñoom behalf of ñoom ci cadre yi nga xam ne loolu lañ wax ne ñu ngi lay ñaan yow su fekkente ne mun ngaa dimbale si seen fans tamit ñu jënd li nga xam ne moo nekk ticket ndax ñu mën a ñëw support yi nga xam ne moo nekk promotion bi. Okay, all right, it's a good idea. Dinaa déggante maam ji bi ñu jéem a seet loolu tam lan lañ si mën a def tam. All right, yeah, I will list with him. All right, thank you so much. All right. Mbe buña ngi dal mbadi ngol lale e ba kalam talala mo men singo sifranda mbe mo be ko man la kana fa bande lungo ngina because ño baro ma mu fena rafa ngina mun to la adot football men nabe keden dunia be ka mamang football nga export le amanken tati ndola kolton si nganya no men nan si men kenon dingol to ni nga sorono we will start it from the school naka academic because football e ka jel ko fo naka youth and sport ka tara school ol tole e ka sport naka competition soto jen but fo amangen na jarala bantul fananga na ado dunde economy alan ko ñoborong la birin dindol dindimma yaji be ñoborong babol ya export la say ni ta daji be double d kind of ñoborong la kan woli pale mo ñu boxing be mu african wol taat bay to le a transform ya ke taat oto membe kuma la say tan fananga nga hakilo soto ko mangen na ngi dan ke lip service we have to sit down strategize build a policy whereby that will guide the sporting and it will continue guiding the wrestling competition in this country. We cannot just have it as a lip services. We want to see the perspective out of it. And that cannot be out of you people. Your courage, your determination, and your performance will lead also that criteria. And I think the Minister of Youth is a youngster, which he is also determined. By putting some of these things on his table, we think we will have something out of it. As a Youth and Sport Committee member, I think we can pursue something out of this. It's an honor, and I think it's not going to be a regret. I believe. Thank you so much. Sorry, Malali. Ini special combat. And main flag me alan colonial combat ya tola his alan paru. Me alan colonial brother wala le baring tu. Emi kontan kule supeji.
ani mi yalla national assembly mo so fana ko bi na la kan ki man ni ñu la bi mi na fala dol fana ñu yalla ko national assembly bay li ma tra parti ko ni na lay jibe am nga parti ko di bari mi di development and empowerment of the youth e mi na fala national assembly mo so ani gamé ñu ko la Gambia non la ñoo baro mo Gambia be tarate ando abu nyaanya warta baka bawo nalta ta faliya to la banko president fon la kuma ya wata bare man ni ko ne ngata keñi ma tombon la nim president wala taw be ngoto keñi ma man soto ko tank so bralle dara bo ñin to la president wala dan sila mo man kuma ya wata ko tank adum president mo banko be tarate president mo be banko be la represent la atina ta bangata man na ba banko ngin na lungola mo ñinte be ngata fintila ka jura banko ka ada semba ko la ko tank fana be Gambia dingol kumandela alimbe ñoboru nga embrace ñina mun tol tati pati kunta ñimma boto sirin dala je lamin je dabo honorable member of Brikama atamu UDP member lati so baren tol nin be yin chambers kono jang we don't have a party color what we have is the nationality who you are a Gambian what are you represent a Gambian so wayatina da ku mantara ja akeda donc al letala nal mal letno denno all the party representatives all of them were here before. But unfortunately, Alaman Kite Kabakena, because season no bekere, as you can watch it on the screen right now. So Kanga Kamala, Ndolo Kufula Tajan Kukil Nabijana, I believe that day also the turnout will be great. It will be great, and Banko Mobeten to Lambeja Island, His Excellency President Adam Barona Dimbalfana, Kerekere Bunya Yadiala, Beduala for Alasa, Kenna Be Cairo, and the Manfana Kundu Bunya so that La Bunya Koto, Katabasa came in CCFA. Atala Bunya Ole Bunya Sentafanama. So to mbaten tula wala mbaje ila bake be banko mul fana beten tula dum be duwala fana banko la ara nyaatile de kayrol nyim banko ntola tam na bete ya ntola tam na tinyata fana ntola tam adunga nyaatile carte fayola mol si hakili maya momo de kanu ko soto ye kanu mo soto bar banko la kayro men de bete nyaatile o wala mu nyente ko ngadun carte fayo ko na kayro ko ngadun nga finta ko na kayro ko o kayro dun sabat la jama mu jumala tatul fondin kewal ko so nim politiko be ken wata do tolle balo ka kande kuma kandol men ka foy ka moy jamala ka boto la karolo baren sa sambane hakili maya la banko ni na bete yaran to la tam na tinyata fanan to la tam so kamala mbal tentu la mbal jayla wato be deterel ala baraka baki mu ngi nonu combat baa ngi nonu tok ci digënté Thiat ak Digal Fall Baye Brony lolu dimanche lay doon Serekunda is ak borom doon sa bop promotion flag yi Ajaratu Maymuna Cissé la ko bes bi yalla ñu ko fekkee te tal ko yalla ci jënd bu rafet am ya gën jëf bu dimanche